di fi jàppale ki nga xamante ni mooy jaraafu dëkk bi mooy Mouhamadou Mansour Faye moo taal lamp yi moo bale télé bi leeral télé yi bale yoon yi ni na ràññ taal lamp yi kookoy kan jaraafu dëkk bi Mouhamadou Mansour Faye dama ni li ni fàng kenn du ko jeex Mansour Faye ca kaw ca kanam. jigéenu Pikine yéen a war a porter combat bi ndax jigéen la comme yéen kon monsieur le maire monsieur le ministre Mansour Faye dafa def d'une pierre deux coups dafa jox cër jigéen ñi ci Kodou Thiam jox cër jeunes yi ci Kodou Thiam may féliciter Pape Dieng ak itam Wahab mi ñu àndal nga xam ne ñoo seq Pikine 3 ma leen di wax ne lii rek mooy l'union fait la force jàppoo bi ngeen jàppoo ànd doon benn mooy tax sunu adversaires yi ragal ba bis ba ñu xam ne perte nañu élection yi Benno Bokk Yaakaar dégg wiiw te yéen waa Pikine ngeen xam ne monsieur le maire Mansour Faye commencé na ay projet yu am maanaa yoo xam ne pour projet yooyu mën a wéy mën a gaaw yeneen mën a ñëw da ngeen jox victoire le président Macky Sall comme ni mu ko waxee ñu lebal ko moom dina wax ak moom mu fay waa Pikine kon bañ a gàttal guddi na loolu laa amoon di ko wax. fële nga xam ni mooy Pikine 2 sama xol dafa sedd bu ma duggee fii maa ngi leen di baalu àq d'abord ndax 14h ba léegi yéen a ngi ci gox bi toog 14h mi ngi ñu fekk fële ci Misra ngeen toog fii ci naaj bi maa ngi leen di jéggalu sama yaay yi sama nijaay yi sama rakk yi ak sama mag yi toog fii yëpp. damay gërëm bu baax ñi nga xam ni mooy coordonnateur Pikine 3 di Pape Medoune Dieng di ku ñàkk ki ñaan kii mooy Abdou Wahab ñoo bokk fii nga xam ni mooy Pikine 3 tey suñ ko gañee suñu ndam la suñ ko pertee suñu gàcce la du gàcce Mansour Faye ndax def na li ko war sagal na Pikine 3 sagal na Tabla Waalo sagal na Pikine lépp ci Pikine kon jeunesse yi nga xam ne yéen a fi nekk li ma leen doon wax ci siège bi ak ci porte à porte yi laa leen di waxaat ni ngeen ko jàppoo nii la ni ngeen ko taxawee nii bëgg naa le 31 juillet ñu ànd ñun ñëpp dem voté ji ànd gunge monsieur le maire mu wër bureau de vote yëpp yi nekk ci Pikine mu xaar le 31 ci ngoon 19h ñu àndaat ko nii dem siège ba Njëlafeen feeti suñu victoire incha allah rabbi leen li ma ci yokk mooy di nuyu bu baax sama tonton président Mayoro Faye di ko gërëm bu baax a baax ci taxawaay bi nga xam ni depuis mu rejoindre mouvance présidentielle heure bu muy dem fu muy dem daf ñuy woo di nuyu bu baax jeunesse bi mu àndal ki ko jiite di Pape Mbaye maa ngi leen di gërëm bu baax a baax di gërëm waa Pikine yëpp sama xol sedd na Pikine nag kenn du ko nettali monsieur le maire Amadou Mansour Faye lu mu miin la koñ bi jarul nu koy wax ndax koñ bi mu miin la fii lay jaar dem ci kaw donc monsieur le maire xam na suñu jooy fii xam na li koy xaar mi ngi ci tey ji am na ku ko wax léegi bi mu tawee bi ñu yeewoon la ndox mi dem at yi ci ginnaaw fii daan na fi def 3 jours ñuy teg ay birig di teg ay saaku suuf pour mën a jàll donc loolu incha allahu rabbi ñun monsieur le maire am yaakaar si ñun ndaw Pikine di doon porter loolu ba tax na travaux yi nga xam ne am na ci biir Pikine lépp réalisé wu incha allah ci lu yàggul dara am nañ ci yaakaar ndax travaux yi ñu ngi nekk en cours li koy firndeel mooy bi ndox mi tawee ba nu yeewoo dafa dem donc jeunes yi maa ngi leen di gërëm bu baax a baax di gërëm sama yaay yi bu baax fenn ñoom di gërëm sama responsable yi ñoom ku ma leen jum yéen ñëpp macha allah waa Pikine aw ma seen fay maa ngi leen di gërëm di wax ngeen way Mansour jërëjëf aywa jërëjëf Mansour jërëjëf jërëjëf Mansour jërëjëf jërëjëf Mansour jërëjëf. ba ñu duggee Pikine ba léegi dugg Pikine 1 Pikine 4 duggoo fële Sor Diagne jaar Missira jaar Xar Yàlla
dugg 15 mètres ñëw ci poste courant ñëw tomb sama frère Papa Diagne dugg Tabla Walo yaakaar naa lii fi nekk ci mobilisation man gisaguma ko. dal na xel de. di leen wax ni dama fi ñëw ànd feek sama frère Mayoro Faye mu jóg pour ànd ak président de la république te Mayoro Faye doomu Pikine la. ba ñu jaaree fee ci poste courant bi déjà commencé ci 15 mètres sama frère Abdou Wahab accueillir ñu def moom aussi une mobilisation formidable. Papa Diagne, le président du comité électoral de Pikine 3 mobilisé ñu moom tamit bu ngeen fii ci goxam muy Pikine 3 ma gis engagement am ak détermination am di ko rafetlu bu baax a baax. kaddu bi du sori parce que su ma gisee mobilisation bi dafa dal sama xel boobu nag moo tax ma ni tànn bi ñu def tànn ko Codou Thiam juumu ñu ci tànn bi juumu ñu ci à plusieurs titres parce que sa njëlbeen de la République Macky Sall validé ko c'est un choix boo xam ni yaakaar naa ni juumuma parce que sa njëlbeen ba ñu génnee élection locale ma xool configuration politique bu Saint-Louis ñu war a dem ci élection législative yi ma ni dama bëgg gañe Ndar gañe goo xam ni kenn du ko wérante parce que ci local yi déjà score bu ñu am score bu rëy la donc pour loolu fallait pas que ñu rater les investitures fallait que investiture yi tegu ci yoon ma ni d'abord waxtaan ak waa Benno Bokk Yaakaar ñu jox ma carte blanche ma waxtaan ak l'Alliance pour la République APR ñu jox ma carte blanche bañ ma joxee carte blanche man ma xool la configuration politique de Saint-Louis ma ne langue de barbarie il faut mu am candidat parce que langue de barbarie dafa am taxawaay fii ci Ndar ma ne Pikine il faut que Pikine aussi am candidat om parce que dafa nekk ñaari quartier yoo xam ne fii ci Ndar boo ci amee ndam gañe nga élection comme man dañ ma wax aussi man maa war a diriger la liste du département te man je suis un homme soxlu ma koy wax sama suppléant fallait ma tànn ko suppléant bi moo xam ni amoon na koo xam ni langue de barbarie mënu ko woon mooy muy Cheikh Samba Sène ñu tànn ko comme mu nekk suppléant waaye beneen paramètre bu ma tegoon bi dama ni dans tous les cas de figure benn candidat bi dana nekk jeune soit dana nekk un jeune wala mu nekk une jeune donc bañu tànnee Cheikh Samba Sène comme suppléant man mi nga xam ni maay titulaire bi Cheikh Samba Sène nekk suppléant donc lan moo ci desoon pour la jeunesse il fallait une candidature jeune une jeune fille moo war a nekk la candidate de la coalition Benno Bokk Yaakaar et comme tànnoon nañu langue de barbarie donc jeune fille boobu fu ñu koy tànnee Pikine lañ koy tànnee ma tegaat beneen critère ma ni assemblée nationale léegi assemblée nationale il faut ñu dugal fa en tout cas doomu Ndar bu fay dem dafa war a nekk intellectuel mooy ku jàng donc dama ne il faut mu nekk intellectuel
jërëjëf donc ma ni Pikine 1 ma ni 2 jeunes 3 intellectuels ba ma dajale loolu yëpp parce que Codou mi dafa am ñaari master ci lu ma xam xaw ma nag ci lu ma xamul am na ñaar juriste la dafa def aussi finance ci école boo xam ni cadre yu bëri jaar nañ fa donc intellectuel la boo xam ni confirmé ci njàngam jeune la et elle est membre de l'APR membre de la coalition Benno Bokk Yaakaar tànne boobu nag suñu boroom moo def mu dal ci Codou Thiam tey jii nag loolu lu muy tekki mooy la jeunesse